asalaamaaleykum ami internaute Thiès Info man Khadija ma dellu siwaat émission feeñal aussi dellu siwaat fii ci Thiès Info Thiès TV comme nu ñu amee habitude di ko def rek ñuy dalal nag suñu kilifa yi macha allah fii ci diwaanu Thiès tey nag ñu dellu siwaat ak yéen fas yéene dalal kilifa gu mag macha allah yaakaar naa ne kenn dootu ko présenté si diwaanu Thiès muy monsieur Lassana Cissé nag moom mooy 3e adjoint au maire à Thiès Est donc tey moom la ñu dalal ñu fas yéene waxtaane ak moom li nga xamante ni nag mooy jaar-jaaram monsieur Cissé ñu ngi lay nuyu bu baax. mais ñu ngi leen di fay di leen remercier te di leen di encourager parce que gis nañu liggéey bi ngeen di def au niveau de votre site. voilà donc ñun tamit ñu ngi lay remercier bu baax ci dalal bi nga ñu dalal alors Thiès Info tey dafa bëgg ñëw wax ak askan bi ñu xam tuuti kan mooy monsieur Lassana Cissé. bon xam nga waxal sa bopp nag day xaw a jafe tuuti Khadija bon mais xëy na peut-être que ñu cof ci rek loo xam ne lii du tax ñu fëgg suñu dënn parce que nit ku nekk rek ci li nga nekk dañoo gëm ni yàlla la yàllaay maye yàllaay yëkkati kon boog lu mun di am rek dañ ko fay féetale kon boog man maa ngi juddoo Thiès yaroo Thiès jànge Thiès liggéeyee Thiès donc mu nekk loo xam ne kon xam naa ni je suis un pur produit bu Thiès maa ngi dale école Grand Thiès ñu ko daa waxee ren leen sud 1 fa laa defee sama dugg école ba sama brevet donc ba ma fa jógee aussi itam yaakaar naa ni dama ci nettali sax foofu benn histoire bu extraordinaire parce que bi ma dalee en 59 laa dal donc école Rantoulène bien bi may def sama CM1 suñu instituteur ñu ko doon woowee Ibrahima Diaw monsieur Diaw tànn les 5 premiers de la classe yóbbu leen pour ñu def fi en CEP donc les 5 premiers dama ci bokkoon 5 yi ñu yóbbu woon 4 ñoo admis mu des benn jigéen kooku moom moo échoué woon alors donc ma nekkoon un brillant élève hein, mais bi ñu demee ba CM2 malheureusement ñu def entrée en 6e j'ai échoué mu nekk lu extraordinaire kon sama CEP maa ngi ko amee sama CM1 mais pour sama entrée en 6e def naa ko 2 fois pour soog ko mun a admis bon donc mu nekk loo xam ne kii la bi ñu jógee itam j'ai travaillé à la manufacture des arts jàng naa fa travaillé fa bon ji a fekk ni dama fa demoon comme un technicien mais yaakaar naa ci technique bi 5 ans laa fa liggéey après pratiquement j'ai été bureaucrate bon donc fa laa nekk pendant 42 ans bon aussi itam yàlla baaxee ma itam sama morom yi ma nekkaloon nangu ma leen di jiite donc le syndicat ma yore ko pendant 35 ans waaw bon donc loolu itam maa ngi koy gërëmee waa manufacture yi parce que loolu itam c'est pas donné à tout le monde chaque fois bu mu ne damay bàyyi il faut que keneen ñëw mais ñu ne mu ko yaa koy continuer bon donc je l'ai tenu pendant 35 ans waaw bon ginnaaw loolu itam brassé naa un peu de politique fu mu jëkkee mooy ba nga xamee ni AFP juddu na je pense que man maa jëkk a wootee réunion bu jëm AFP à Thiès bi ma ko wootee itam yaakaar naa ni yaatu woon na lool mais ginnaaw gi en 2000 Sall si la ñëw fekk ma fii wax ma ne dafa bëggoon ma jàppale ko ci parteem mu doon la jëf jël ci laa ci duggee nekk communal après communal ma nekk départemental de 2000 à 2017 waaw loolu itam ma nekk ci c'est en 2017 nag ak pour des bon comme que itam problème politique la te xëy na je m'entendais pas tellement ci ni mu doon doxale par rapport ak man ni ma bëggee woon bon donc ma bàyyi jëf jël alors toog un moment une année soog a defar sama mouvement delluwaat fa mu jóge woon muy AFP jël mouvement bi taf ko foofu te ba ma fay dem itam dem naa fa ak au moins 4 élus au moins yóbbaale naa leen muy un adjoint au maire 2 conseillers départementaux 2 conseillers municipaux ak benn conseiller départemental. dama dégg sa biir wax nga ne da nga nekkoon AFP après dem jëf jël jóge jëf jël demaat AFP cause parce que xëy na lii monsieur le maire doon doxalee àndoo ci woon est-ce que loolu foofu mën nga ci xuus ko ban doxalin la doxalee ba mu jaral la nga jóge fa demaat. non du ko jar tellement parce que xam nga mbiru politique la man ak moom dañu àndandoo bi ñu àndandoo itam vraiment président bu nekk nag jaar na fi ñu xeexandoo ko ensemble kon boog bu fekkee ne tey il est maire ma gis ni muy doxalee
xaw na jege par ak li mu doon def li nga xam ne moom la ñu doon xeexe président ya mais je me dis que ni je ne me retrouve plus ci wetam quoi donc loolu la woon et que itam xëy na ni ñuy jàppe politique man ba ma ko jàppe noonu parce que divergence bi ñu am en politique warul tax man noonu ak moom loolu itam warul tax itam parce que je sais que ni man ak moom on avait des complicités yoo xam ni ñaaw na man ma wax wala moom ma wax parce que nag on était vraiment des complices kon boog foofu itam du ma ciy sori daal. ba gisee ma laaj la loolu monsieur Cissé parce que des fois dañuy gis les politiciens comme ni ñu koy waxee rek transhumance bi jóge fii dem fii te souvent peut-être ay problème moo koy indi donc moo taxoon mu bëgg nga leeralal askan bi li nga xamante ni daal moo tax nga jóge fii dem fii parce que toujours loolu lañ leen di taxé. waaw non mais xam nga transhumance boo ko jëlee xaalis bi daal fu mu nekk seen intérêt fu mu nekk rek fa la ñuy nekk moo tax mu bëgg nga leeral. waaw parce que loolu non parce que xam nga transhumance bu ñu ko dee wax. da ngay jóge ci lu foo xam ne fi fu wow koŋ nga dem seet fu nooy nepp. maanaam fu seen intérêt nekk daal politiciens yi ni moom daal seen intérêt. moom laa la wax man la man contrairement à moi man fa ma nekkoon moo dàq parce que AFP bu muy soog a juddu mais foofu ñëpp jàpp nañ foofu la xaalis am mais foofu laa jógee foofu man dem jëf jël te boobu jëf jël dara nekku fa dañ doon xooslu li ma la ci mun a wax moo di que ni man jàppante naa ak sama njaboot parce que bi ma jël man sama retraite bi ma koy jël xaalis bi ñu ma joxoon ma war koo jël yóbbu ko sama kër. dama ne la à coup de millions dama ci fay ay boru jëf jël kon bokk yaakaar naa ne jógewuma fu nooy pour dem jógewuma fu wow pour dem fu nooy non au contraire dama jóge fu nooy nepp nag daal di dem fu wow kong nag mu metti woon loolu nag pendant 17 ans ñuy xooslu te ñëpp xam nañu jëf jël ni ñu doon xoosloo parce que ñu ngi leb fii ña ngay leb faa ña ngay turiyaande ñee bon donc loolu la ñu nekkee woon. voilà loolu dafay laaj nga gënoon cee xuus pour nit ñi comprendre parce que dañuy wax di policiers ils sont toujours corrompus. xaalis rek bien sûr mais nag ñëpp bokkuñu yem man personnellement je sais que ni am na neen nu muy gisee am na neen nu muy doxee et que la preuve en est que tey aujourd'hui bi may nekk jëf jël Talla amoonul benn ndombal tànk mais tey ba mu nekkee maire et un maire de ville moment boobu laa ko lâché. kon boog itam bu fekkoon ni loolu rek la tey xam naa nan laa mën a jaar rek moom di ko neexal di ko taggali maamam ba nga xam ne dañu jubóo fu nekk mais man loolu nag ñoruma man c'est dëgg rek laa xam parce que itam jikko jëf jël bi nga xam ne moom la ñu yore woon ba tey moo des ci man. alors à part ndombal tànk yi nga filim yëpp est-ce que am na yeneen yoo xamante ni yaa ngi koy bon non parce que yeneen yi nga xam ni bon parce que tey mouvement bi man maay président mouvement bi mooy jëf jël dooleel AFP ak Lassana Cissé. bon donc nga xam ne que ni ci AFP la tax mais quand même ñuy liggéeyandoo ak Alioune Sarr et d'ailleurs bi may def sama entrée politique résidence Lat Dior moom laa àndal pour ñu di ko def ko ce qui n'empêche que nag tey je travaille avec les autres comme mel ni par exemple le maire Dione de fii nañu ko waxati Ngoundiane bon Mbaye Dione bon donc je travaille étroitement avec lui je travaille avec d'autres aussi mais vraiment jàmm rek ñu amandoo ko ak ñun ñëpp ginnaaw loolu itam nag xëy na niveau mairie lay doon bon parce que Thiès Est je suis le 3e adjoint en même temps je suis le rapporteur de la commission culturelle bon au niveau de la ville je suis conseiller de ville en même temps aussi je suis le vice-président de la commission culturelle xam nga ne tellement culturel que ni bon donc tout le temps ci mbiru culture bi laa nekk lu ko weesu itam d'août 2014 en décembre 2019 aussi itam j'étais officier d'état civil donc au niveau de la ville waaw. macha allah alors ci mairie boobu la ñuy taxaw dañu bëgg a xam tam sa gis-gis parce que fan yi gis nañ ni Thiès coow li dafa xaw a bëri par rapport ak cantine yi nekk marché déguerpissement bi et cetera donc yow en tant que 3e vice adjoint maire lan nga xalaat ci loolu lan moo ci sa gis-gis. bon xam nga d'abord il faut que ñu def répartition bi ba pare parce que Thiès dañ ko diviser en 3 communes dafa am loo xam lii mu nga féete nord lii mu nga féete est lii mu nga féete ouest. par exemple lu mel ni marché Moussante est la bokk mais marché ville waa nord ñoo ko yore c'est pas la ville loo xam ne sax jaaduwul parce que man quoi qu'on dise itam damay wax li nga xam ne tout le temps moom laa ciy xalaat parce que benn gare routière moo am Thiès benn marché moo am Thiès tous les Thiessois nga nekk nord ouest wala nga nekk est boo xëyee foofa ngay dem kon bokk ku neutre moo ko war a yore donc ville moo waroon yore ñaar yooyu garage ak kii bon malheureusement ci découpage bi ak séddale bu ñu doon séddoo donc nord ñoo yore marché bu mag. Que itam bon il y a un maire qui est là-bas donc moom moo koy doxal mais c'est pas la mairie de ville mais moom moo koy doxal cantine yi nag ni ñuy lijjante ko comme c'est comme maire yëpp bon cantine yi dafay nekk loo xam ne lii xëy na nañ koy defee le plus souvent du leer population bi du leer même le conseil municipal bi nekk foofu
noonu rek lay demee toujours. alors du leer population bi du leer conseil municipal mais est-ce que loolu yoon la aussi parce que coow li dafa bëri trop. est-ce que tamit ñi nekk ci kaw par exemple waruñu woon teg mbir mi ci yoon ba nga xamante ni bu ñu yegsee fii coow li du bëree comme nu mu bëree nii. non coow il faut mu am ci parce que loolu ci législateur bi la c'est-à-dire que le maire bi ci boppam nañu jox doole joo xam ni dafa bëri c'est-à-dire que tey une fois déjà que le maire tëju ak bureau municipal am ñu tënk dem jox ko le conseil municipal ñoom ñu def délibération bi wala ñu voté ko d'accord ca loola mais c'est le maire bi moo koy conduire mais le plus souvent maire bi bu ñu ko xasee jox mais na mu koy conduire du ca booleeti kenn loolu nag moo nekk loo xam ne lii loolu loi bi moo leen ko defal amul leen lu ñu ci mën a def même boo dee contrôler tey liggéey bi nga xam ne moom la war a liggéey mais da ngay toujours da am foo xam ne fi da nga fay yem am na foo xam ne toujours da nga fay yem bon donc loolu du ci ñun du ci keneen c'est-à-dire que loolu la ñu war a xoolaat maire yi ak le bureau municipal ak les conseils kenn ku ci nekk fa nga war a yem nga yem fa. alors monsieur Cissé ñu dellu tuuti nag ci ginnaaw parce que dañu ne comme dañu ne jaaru monsieur Cissé dañuy dellu tuuti ci enfance am par exemple xam nga dañ naan xale moom li muy foyee bu mu nekkee xale su nekkee mag loolu lay doon gis nañu vraiment CV bi riche na est-ce que bi nga nekkee xale est-ce que mën nga ñu ci wax tuuti maanaam est-ce que li nga doon nii tey bett na la wala bettu la. bon mënuma bett parce que xam nga dama nekk koo xam ne kii dama juddoo ci sama kanamu maam samay maam que sama kër maam la sama papa dëkk la sama yaay dëkk kon boog déjà dina am yaru papa dina am yaru yaay mais dina am yaru maam te nag aussi itam bu fekkee ni sa papa ak sa yaay dañu am kilifa te ñoom seeni kilifa lañ leen di wax moom la ñuy def kon boog le plus souvent maam yi la ñuy def moom mooy gën a kii te maam ak doom ak sëtam nag dañu jegeyantu ba mu ëpp. de telle sorte que ni j'étais vraiment dañ ma choyé woon parce que taw la dañ ma choyé woon parce que maa ngi rappelé ko man ba ma dee jàng ji dama daa sol casque wan xam na yow doo ko xam casque wan moom la colon yi mooy casque yu weex yi colon yi daa sol man yooyu laa daa sol man bu ma daa dem di jàng ji et que maa ngi lay wax ne la sama CM1 laa amee sama entrée laa amee sama CEP mais bi ma ko amee sama papa dafa ma jëndal vélo en 65 64 65 bon donc sama papa jëndal ma vélo ma admis sama entrée en sixième mu jëndal ma Solex itam xam naa di ngeen ko dégg war leen ko xam mais genre moteur la boo xam ne bii moteur bi ci kanam lay nekk mu jëndal ma ko bon donc xam nga yooyu jaar-jaar yooyu boo ko dee am sa xel dafay sori ci lu bari ambition da ngay am ambition et que itam ma nekkoon ko xam ne kii itam dama lëjoon il est vrai que dama tuuti woon mais xawoon naa lëj tuuti nag. ci lëj boobu laa bëgg ñu ñëw parce que su ma la déggee xam naa ne élève bu brillant nga woon macha allah mais enfance moom toujours di nga am loo xamante ni peut-être da nga koy dund defe naa ne xale yëpp dund nañ ci bon si seen i jamono xaw ma dund ngeen ko genre daw école wala genre comment dirais-je lëj fii wala ay tricherie est-ce que mën nga ñu raconter benn anecdote boo xamante ni dund nga ko ci sa enfance marqué la. non xam nga ñun mënuñu daw école parce que dañu ragaloon suñuy maître ñun dañu ragaloon suñu maître ñemu ñu génn c'est-à-dire que bu ñu jàng jee bu ñu wàccee dañuy dem toog suñu kër ñun ñemu ñun génn parce que da ngay tiit ni di nga daje ak sa maître quelque part donc loolu moom mosuñu ko woon xalaat mosuñu woon itam def loo xam ne lii vraiment que xañ na nag bëggoon nañ suñu bopp nag moom parce que baal moom dañu ko bëggoon moom vraiment dañu bëggoon baal daaw ñu bàyyi baal dañ daa solu nag ba duñu mel comme xale yi nañuy solo de dañuy solu nag solo bu rafet waaw défriser suñu karaw ba mu tàlli bon donc vraiment bu ñu waree karawaatu bu ñu waree sol itam chemise kese ñu sol ko bon donc suñu xale loolu la léegi nag lu ñu la ci mën a nettali mais je ne sais pas hein parce que xam nga ne daal non parce que li lay marqué day bari parce que xam nga boo nekkee xale nga lëj waaw xam nga jaar-jaar yu bari da nga koy am te tey mun naa laa rappeler que ni par exemple ku mel ni Serigne Diop ancien médiateur ñoo daa ànd ku mel ni Agibou Soumaré ñoo daa ànd bon donc c'est des gens yoo xam ne yii donc tam boo leen xoolee tey ni ñu nekkee nga war a xam ni que tam ñun nit ñu éduqué woon que am na beneen affaire boo xam ne bii daal moo nekkoon ci ñun tey moo tax mënu ma ci jàpp daal benn boo xam ne bii tey mun naa la kaa ñëw dikk rek wax la ko mais en tout cas je sais que daal am naa ay jaar-jaar waaw jaar. alors en seen enfance démb seen façon seen doxalin et cetera démb ak tey est-ce que mën nga ñu wax par rapport ak jeunesse bi léegi ni ñuy doxalee différence. non différence bu jëkk bi mooy ñun dañ doon respecter suñuy parents ak suñuy moroomi parents suñu ñi maase ak suñuy papa ak suñu yaay yi bon de telle sorte que tey mën ngaa génn nga def benn affaire. sa dëkkandoo parce que man dem naa ba nekk def naa ni est-ce que nekk dewuma ba nekk 5e secondaire
soog a ràññale bu baax a baax ni diw mi maag mu mbokk ñu dara waaw parce que dañ ma daa jàpp ni ñii suñu mbokk la ñuy doon waaw de telle sorte que noonu la ñu yaree woon et que tey lu mel ni tabaski lu mel ni korité dañ daa ñëw di ko jóge ci kër gi dem lekk ci kër ga la jóge ci kër ga dem lekk suñu parents yi loolu lañu daa def bu jaan dañuy yóbbaale waaw donc xam nga loolu kilifteef googu ñu nangu woon amul ci xale yi léegi amul ci xale yi amul kenn ku ñemee dóor doomu jàmbur tey amul kenn ku ñemee yar doomu jàmbur ndegam yaa dul yar sa doom wax dama keneen bon donc différence bu njëkk bi nga xam ne kii moo indi problème bi te tey moo tax Sénégal mel ni mu mel mais mooy que ni kilifa moo amatul kilifa kenn ku ci nekk yaay sa kilifa bopp li la neex na sa papa neex na sa yaay li ngay def amul kenn koo xam ne dina la déedéet bon donc nga différence bi ci nekk rëy na trop. loolu waral actuellement au Sénégal indiscipline bi bëri na rey yi bëri na viol yi bëri na sa gis-gis ci loolu. voilà rey yi nag moom yooyu moom xam nga jikko bu yàqoo rek lu nekk xaj na fa waaw jikko bu yàqoo lu nekk xaj na fa boo xoolatul ni kii bu ma ko defee lii maa ngi koy porter préjudice mais lu nekk bu nga dem ak moom te kenn ku nekk sa bëgg-bëgg la te dañoo nekk def benn réalité boo xam ne bii da ngay jàpp ni tey bu ma defee lii samay mbokk duñu ma seetaan. dinañ dem def intervention dinañ dem ci sëriñ yi moo tax nit ñi après da ngay dem ba sa xol dafay dee xol yi nag ñoo dee à l'heure actuelle peine de mort bi nga xam ne moo fi nekkoon ñu dindi ko fi bokk na ci li nga xam li yàq na jikko yi parce que ku mu neex nga rey ku mu neex nga mettital dama ne loolu nekk na loo xam ne lu ñaaw a ñaaw la waaw xalewu 2 ans ay ponkal yu mat sëkk bu ñëwee dikk ne dañuy dem di ko violer di ko kenn ku ci nekk jaar ci moom ba xale bi dee seeni loxo dama ne loolu amatuñu xol dootuñu ay nit bu ñu mënee ñëw dikk dem jigéen 31 ans nga xam ne njagamaar la nga jël paaka di ko rendi ba tàggale bopp bi xar sax boo ko deree doo tàggale bopp bi nga def ko mais c'est-à-dire que da nga naan léegi vraiment ñun ay sauvage lañu daal ay sauvage lañu en fin de compte daal loolu nag li ko mën a dindiwaat mooy ñu delloo si waat peine de mort c'est-à-dire même bu fekkee duñ ko def totalement itam mais xale boo xam ne nga amul 10 ans mais ku ko rey nañ la rey loolu la mais jigéen boo demee ba violé ko bu ca dee nga ñu rey la c'est-à-dire que loolu moom au moins ñu am au moins benn frange ci population bi ñoo xam ne dañ leen di protéger. alors ci kaw loolu dañuy ñëw ci rumeur yi nga du sax rumeur mu nekk lu doy waar loo xam Sénégal fan yi ñu ngi koy waxtaane ray bi bëri na et cetera mais ñu ne dañu bëgg daganal li nga xamante ni mooy yamba Sénégal monsieur le maire loolu non man dama ne est-ce que ki ko doon wax moom ci boppam laalul yamba soog a wax ji bon parce que tey bu ñu jàppee ni jikko yi dañoo yàqu ku mu neex rey ku mu neex def lu metti mais yamba nga xam ne day tàggaleeg sa sago ñu ne léegi nañu bàyyi ku mu neex nga tox yamba mais wax dëgg yàlla kooku moom c'est-à-dire que ki ko wax sax kooku moom déjà dañ ko waroon dem yóbbu ko atte ko waaw kooku moom dañ ko waroon atte ki wax loolu moom c'est-à-dire que loolu ku mu nekk sa xel rek jàpp ngeen doo nit waaw man jàppee ma ko di nit la bon donc loolu moom mooy loolu. réalisation yi nga xamante ni def ngeen ko depuis bi ngeen nekkee am ay ndombol tànk ci réew mi. bon réalisation yi dem nañ par exemple bon xaw ma parce que ñu ngi participer ci lépp daal ñun lu ñu mën a def mais en tout cas man personnellement seen priorité mooy daara yi mooy jumaa yi mooy jàkka yi mooy imaam yi c'est-à-dire que dafa nekk frange boo xam ne bii tey Sénégal suñu culture moo ñu may loolu même ñi nga xam ne sax suñu mbokk chrétiens yi dañuy ñëw dem di wut ñaan ci suñu imaam yi dañuy dem wut ñaan ci suñu sëriñ yi à plus forte raison que nag ñeneen ñi kon boog ñooñu dañuy nekk ñoo xam ne dañu war a di toppatoo mais wàcc leen bu ñu nekkee xale ñu ñàkk leen toppatoo bu ñu nekkee mag ñuy raam seen kanam loolu la ñu war a dindi fii de sorte que ne man nag man ñoo sama réalisation li ci ëpp man en tout cas lu ma mun di am doxal ko ci yóbbu ko ci ñooñu moom ma ko gënal lu ma mun di def itam defal leen ko man moom may gënal malgré tout nag quand même am na yoo xam ne nag ñu ngi participer ci lu bare yoo xam ne ñu ngi koy def bon dañuy jëm nag mais du loo xam ne lii lu ñuy mun la mais au niveau du conseil municipal d'abord manufacture bi ma nekkoon j'ai tout fait pour que ñu réussir ko bon à des moments très 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 difficiles yoo xam ne yii dem nañu ne dañuy privatiser manufacture dem nañu ne dañuy tëj manufacture dem nañu dañuy wàññi personnel ba temps yooyu yëpp wax naa leen ni man maa doon secrétaire général ba mais la ma ca mënoon def lépp ba nga xam ne que loolu amul def naa ko ba tey jii gis ngeen ni manufacture naate amul tous les directeurs yi passé foofu avant may nekk ak ñoom ay xarit dañu mën a de vrais combats tous les ministres de la culture yi jaar biir Sénégal ba 2010 amul kenn koo xam ne kii maa ngi yow tooguñu fëggantey table ba noppi ñu soog a nekk xarit amul de toute façon li may wax ni presse la ku nekk mën na ko contrôler aussi itam ñu nekkoon Thiès nekk manufacture ñu ngi fi. mais dafa mel ni dafa tàng. non du question wu tàng sax du question wu tàng parce que itam nee naa la 40 ans bon 35 ans nga def ko syndicalisme bon itam di nga am tuuti jikko
waaw da nga am tuuti jikko te wax naa la itam bon yar bi ñu ma yaru maam itam dafa am nu muy def ci yow da ngay def ci yow c'est-à-dire que man dama tuuti woon ñi ma doon àndal ñëpp boo xoolee nee naa la Serigne Diop du nit ku tuuti Agibou Soumaré du nit ku tuuti Cheikh Bassirou Fall bi nekkoon aussi directeur de cabinet wu Agibou du nit ku tuuti bon donc c'est des personnes yoo xam ni mais man dama tuuti woon il y a Diadjilou Diallo boo xam ne international football la woon bon moom itam ñoo bokkoon classe de 5 yi ñu yóbbu woon pour ñu def ji en CM suñu CM1 Diadjilou Diallo boobu ci la bokkoon mais yàlla dafa defoon ni injustice dama ko mës a bañ de sorte que ni ku ma mës di àndal boo nee xeex ma jënd xeex bi bu aw ma doole nag mais dinaa dem ba ci biir mbooloo ma fexe dagal la saaga nga fayu ma gaawantu tëb dóor la ñu àtte ñu si doo fayu. foo fekk ku tuuti daal day bëri. waaw doo fayu bu ko defee nag ñëpp dañoo jàppoon ni man dama gaaw sama toxo dafa gaaw dama mun xeex mais mënu ma xeex nag tàppet laa woon mais boo gaawee dóor ci biir mbooloo dañ leen di àtte bu ñu àttee mu jeex na loolu la woon quoi. politique Thiès loo ci xalaat en tant que politicien ak APR tasaaroo bi ak politiciens yi ni ñuy dundee léegi kii mi ngi xëcc pour social kii ngi xëcc fee lépp pour préparation campagne bi niiroo ŋaayoo bi seen diggante en tant que politicien comme yow. waaw non xam nga boo dee wax parce que dafa am politicien bi ak am politique bi man du ma jàpp sama bopp politicien parce que politicien bi daanaka moom mooy ki nga xam ne kii dafay njublang rek man bu fekkoon loolu rek la weesu naa fii parce que nee naa leen ci presse laay waxee nii lu nekk nag mënoon naa ko am ci ginnaaw lu nekk mënoon naa koo am mais ngëm-ngëm laay doxe de telle sorte que tey effectivement APR tas na te du yoon biir Thiès c'est-à-dire que Idrissa Seck quoi qu'on dise c'est un leader la moom parce que ñi fi nekk ñëpp ñu ngi ci ginnaawam ñu ngi topp ni mu bëggee waaw bu fekkee nit ñi bëgg nañ ko ñi ànd ak moom bëgg nañ ko bu ñu ko bëggul tam ñi ànd ak moom bëgg nañ ko te ni muy doxalee itam mu neex la mu naqare la ba tey yaa ngi koy bëgg mais loolu li koy waral itam xëy na dafa ñàkkul loo xam ne li xëy na seq na ko ak doomu aadama yi léegi nag bu fekkee ni ñi fi nekk kenn ku nekk da nga fëgg sa dënn ne yow la ah mais dara tasaaroo lay doon rek en tout cas je sais que ni Thiès gisuguma benn doomu aadama bu ko mën a dindegum ci loxo Idrissa Seck gisuguma ko. mais nga gis ni li ñu diviser léegi région yi ni ñu diviser communes yi commune est ouest nord ak yooyu def fa fu nekk maire am na changement wala amul changement par rapport benn maire amee. non c'est-à-dire que découpage bi boobu baaxul. waaw li ñuy jëkk a wax li mooy découpage bi ni ñu ko doxalee baaxul te découpage bi comme découpage politique la woon parce que boobu Ablaye Wade bëggoon naa fexe ba ñu gagné Idrissa Seck donc il fallait que mu seet ay ñitam fi ñu nekkee mu seet du mu koy daggatee bon loolu ñun ñu ngi demandé pour que ñu fexe ba defaraat loolu ni mu mel nii ñu dindi ko bon mais mënuñ ci dara pour le moment mais bu fekkee ne lii dafay continuer mairie ville moom dafa war a deñ mairie ville moom amul sens c'est-à-dire que tey moom amul territoire yu jàmbur yi mooy territoire am muy benn ñaar ba nga xool par exemple tey mairie ville u Thiès lan la fi moom casino promenade des Thiessois ak avenue Caen bi tout court c'est-à-dire que loolu dong la mairie ville moomal boppam biir Thiès waaw et que itam bu fekkee problème budget la aussi c'est la même chose amul budget tey ñu ngi naan 2 milliards 3 milliards budget bu ñu koy voteel mais bu ñu ko voté itam musuñu am 500 millions ci budget bi musul am kon ça veut dire que ni dafay nekk nii rek pour noonu tour la titre la mais du loo xam ne li lu amal njëriñ waa Thiès la c'est-à-dire que ñu rendre fort def communes yi ñu dagg ko def découpage bu baax rendre fort les maires qui sont là au moins que kenn ku ci nekk la nga war a mën a defal sa gox nga defal ko yaakaar naa ni moom mooy li nga xam li moo ëpp solo leneen li parce que itam boo gisee xëccoo yi di am yi yëpp loolu moo ko indi parce que kenn ku nekk da ngay jàpp ni ruq ba nga nekk yaa fa ëpp doole te nag du noonu nag parce que ku nanguwul ñu jiite la doo jiite waaw ku nanguwul ñu jiite la doo jiite à l'heure actuelle waa bennoo yi nga xam ne ñoo fi nekk te man ma bokk ci ñoom dafa nekk loo xam ne lii tey tant que nangu ñoo topp ci ginnaaw kenn rek jamais de la vie Thiès kenn du ko jël ci loxo Idrissa Seck jamais de la vie parce que waa Idrissa Seck ñoom ñëpp topp lañu ci ginnaawam tandis que waa kër Macky Sall waa kër Moustapha Niasse waa kër amul kenn koo xam ne kenn ku nekk da ngaa tasaaroo yaa ngi wutal sa bopp loolu la. alors c'est vrai que élection locale yi ñëwagul donc yow lan nga ci xalaat. non élection yi moom à l'heure actuelle dañu xamul fan lañu jëm def nañu prolongé nañ ñu defaat ko encore eti léegi mais bu mujj bi moo gën a garaaw parce que dañ ne du ñu joxe date fii ba 2022 la fii ba 2022 c'est-à-dire que loolu c'est grave j'aurais compris que tey ñu jël ñëpp yóbbu leen délégation spéciale mais à l'heure actuelle ñu ngi may doole ñoo xam ne ñu war ñu am doole
parce que bu fekkee ne tey ñun ngi leen continuer di leen prolonger ñu continuer di dem te ñooñu xëy na nekk nañ ay maires yoo xam ne dañ leen vomir fa ñu dëkk mais ñu ngi indi problème kon bokk nekk na loo xam ne lii tey commission yi nga xam ne itam ñu ngi koy def commission yi ñii dañu ànd ci defar ñu dem élection ñii mais am na ñoo xam ne dañ ci àndul loolu moom moo tax à l'heure actuelle mu toog di traîner loolu nag vraiment itam c'est déplorable mais. da nga jàpp ni daal am na lu nekk ci biir loo xamante ni daal ñun waxuñu ko daal. non moom kay c'est certain que ñun ñi nekk ci biir terrain bi yëpp que nga nekk ci mouvance présidentielle nga nekk opposition wala nga nekk au milieu. ñun ñëpp xam nañ ne am na lu ci teguwul ci yoon. waaw mais lii nag mënul continuer man je suis adjoint au maire bu ma sañoon ma continuer xëy na peut-être waaw mais dadul yoon parce que am na maire yoo xam ne wartuñoo nekk maire te du ñu nekkaat maire nag non. du ñu nekkaat maire dañoo liggéeyul Thiès wala lan moo tax du ñu lekkaat. non man quand je parle damay wax au niveau général dans un cadre général laay waxee bon mais effectivement Thiès sax am na maire yoo xam ne liggéey ñu ni ñu leen soxla woon ñu liggéeyee ko loolu la parce que nag Thiès li fi ne des na de parce que à l'heure actuelle boo xoolee kenn ku ci nekk maire bu ci nekk nga xool la mu waroon def ci goxam di nga gis ni matalewu ko muy benn ñaareel ba tey. boo xoolee ni li nit ñi gën a soxla muy set muy lumière c'est-à-dire que tey am nañ ko mais président de la république moo ñu dompatal pour ñu am ko waaw te loolu nekk na loo xam ne tey war na nekk suñu politique bopp ñu dem wut ay partenaires wut set al nu ñu amee alal ba ñu dikk defal ko suñu bopp mais on ne peut pas Mbaye Dione boo demee tey électrifié na commune ba mu jeex mais à fonds propre. alors mais ñun ñu ngi yaakaar toujours ci président moo ñu may même ndox mi nga xam ne bi léegi ñu ngi def extension bi président moo ci dugal loxoom te encore moo ñu ko may xam nga yooyu yëpp mënul nekk loo xam ne kii la grande mairie de ville bi nga xam ne moo fi nekk pendant 6 ans ñun ñu nga fa mais peinture ba fa nekkoon il y a 20 ans ci ginnaaw ba tey moo fa nekk gisuñu dara lu koy beesal te man foogoo naan tey ñun bu ñu ñëwee dañ def lu dàq loolu nga xam ne que boo ñëwee dikk day nekk panal donc nekk na yoo xam ne daal. kon daal mu mel ni gars yi daal seen bopp lañ fi nekkal seen poste lañ fi nekkal. war a liggéey ci Thiès def. bon mais non parce que dire que seen poste la ñu nekkal itam c'est trop dire en tout cas ñi bëgg liggéey ñu ngi liggéey parce que je sais que au niveau de la commune de Thiès Est nga xam ne que ni moom laa mun a waxal parce que man membre bureau municipal la je sais que ni par rapport ak xaalis bi ñuy am la ñu mën a def le kéemtalaay kattan ñu ngi koy def muy benn ñaareel bi itam lu ñu mën def ci wutukaay partenaire ñu ngi koy def bon la cay des nag mooy nañ koy liggéeyee. waaw xëy na nag kenn ku ci nekk nag am nga fu say compétence yem mais je sais que ni daal par rapport rek la ñu am ci budget par rapport rek la ñuy wut ci biti suñu kéemtalaay kattan la ñuy wut ñu ngi koy def. voilà donc ami internaute di leen fàttali rek ni ñu ngi dalal noonu ki nga xamante ni nag mooy monsieur Lassana Cissé adjoint maire Thiès Est moom la ñu dalaloon monsieur Cissé nag dafa mel ni que temps bi xoj nañu heure bi ñu jagleloon itam jeex na macha allah waxtaan bi neex na lool ñu bàyyi la rek nga wax li nga xamante ni mooy say kàddu yu mujj. mais samay kàddu yu mujj mooy ba mu leen remercier ba pare parce que itam xam nga lii dafay am solo. pour que doomu aadama yi di xam ñan ñoo nekk ak ñoom doomu aadama itam di xam kenn ku nekk da ngay xalaate parce que ay nit la ñu nekk ay nit amul lu mooy xelam amul lu mooy xalaatam parce que loolu bu jógee ci ñun rek bàyyi ma la ñuy doon donc ci ni ngay mën di toog di waxtaan ak nit ñi ci ngay mën a xam te kon boog yooyu bu fekkee ne sóobu ngeen ci loolu naa la ginnaaw loolu et même émission yi ngeen di def gis nga daa ciy participer gis naa ni que ni yéen a ngi def loo xam ne li tey dafa war a nekk loo xam ne li tey lu mel ni rajo la télé la bu mag boo xam ne bii ñëpp dañuy mën a ñëw di ko toog di ko suivre te loolu yàlla na ngeen ko am li ci weesu nag mooy que population bi ñuy àndat ak dal dañu àndat ak dal te kenn ku ci nekk jàpp ni ki nga dëkkal sa nawle la ki nga dëkkal sécurité am war na la moom war na ko war ñuy toog di seetaan ay jàmbur du ñëw fi mu nekk amul kenn koo xam ne kii Jakarta dina la romb te dencaatoo sa sac dencaatoo sa téléphone xam nga yooyu bu ñu demee ba loo fitna googu nekk ci ñun vraiment itam loolu mais bu fekkoon wóor nañu bu ko amee Jakarta bi topp ci ginnaaw day dem topp ci waaw tey xëy na boo nekk si biir kër gi dégg nga ko yuuxu même bu dul sàcc sax mais dégg nga ko yuuxu nga dem seeti lan lay yuuxu yaakaar naa ni lu bari dina fi deñ parce que nag amul gul dara meurtre yi isolé yu tuuti la de yi ci ëpp yëpp ci biir dëkk bi lay doon sàcc yi ci biir dëkk bi la mais yooyu yëpp nag na kenn ku nekk jàppaat sa morom na kenn ku nekk gën a taxawu sa morom te itam ñiy def politique ñu def ko sainement kenn mënul jël wërsëgu kenn yàlla sotti na kon bokk te exemple bi nga xam ne moom laa ci mën a joxe rek mooy exemple Talla Sylla en venant ci biir coalition bi il est venu seul
àndul ak kenn il est venu seul moment bi muy ñëw fekk na ñi àndoon ak moom dafa leen wax ci beneen coalition leen wax dem leen ngeen inscrire fa la ñu dem fa la ñu leen bind mais moom il est venu seul mais tey c'est venu le maire de la ville kon bokk yàlla sotti na bu yàgg kenn ku ci nekk la nga war a doon di nga ko doon boo ko warta doon doo ko doon kon bokk vraiment ñu bàyyi ñaawte fi ñuy defalante suñu diggante yi te ñu jàppante ki war a jiitu ki war a am ndam bu ko defee bu amee ndam itam kooku itam gestu ne moom du moo fa teg boppam mais ñee ñoo juboo woon jiital ko que lépp ñu defandoo ko pour au moins que population bi yëpp gis ci seen bopp ñu kontaan. yaakaar nga 3e mandat. non dama yaakaaruma ko ànduma ci te xam naa ni président du ko nangu man moom laa àndal moom laa votel te tey bu élection bu doon amoon tam bu doon dem moom laay votel ça moom je ne le cache pas waaw xëy na local mun naa ànd ku ma neex législative mun naa ànd ku ma neex mais présidentielle dama ne Macky bu doon ñëw moom laay voté waatal mais nag mu dema nekkat candidat kooku man ànduma ci tey ànduma ci ëllëg waxoon na waxam na respecté waxam bàyyi ñeneen dem dugg. voilà donc ànduma ci tey ànduma ci ëllëg monsieur Cissé ñu ngi lay remercier bu baax a baax ci dalal bi ñu dalaloon tey fii macha allah ñuy lay kontaanee bu baax mbokk internet yi voilà l'émission tire à sa fin donc saa su ne rek at kilifa bi nga xamante ni dañuy dem seeti ko di leen wax rek aussi ngeen bàyyi xel abonné ci si li nga xamante ni mooy Thiès Info ndax programme yu bees tàq mu ngi ñëw macha allah donc ñu leen di jox dig daje très prochainement di remercier bu baax nag sama caméra woman Nogay si ki nekkoon nag ci micro bi Khadija Sall donc nous vous donnons rendez-vous prochainement d'ici là portez-vous très bien merci beaucoup et à très bientôt.